ca sama gars yi recette de fête la ñu wax décembre bi yegsi na ci biir Alphie Cuisine ñu ànd ceeg ren herbe épice andi leen ay recettes yu amul fenn les mardis et les vendredis ay ca ñu jàll ci recette du jour bi. waa ci lu ngeen ne nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi comme ni ñu koy defee chaque jour durant les fêtes ma waxoon leen nag que ni ren herbe épice. nee naa leen recette de fête lay nekk du yomb ci Alphie Cuisine ñu ànd ci nag ak ren herbe épice gis ngeen michu bi ñu defar bërki démb tarkalla waaw la mu saf ëpp na. defar nañ fi tamit jambon de poulet boo xamante ni bërki démb dama doon defar sama ay œufs brouillés moom laa ci ne cas sama gars yi sànni ci tuuti laaj foofa toj sunu pak nag pak fête bi nga xamante ni gars yaa ngi koy xëccoo gaaw leen balay jeex nee naa leen yéexati ñàkk rombati réccu ren herbe épice dafa ñëw pour safal fête yi sama gars yi pak spécial fête bee ngi jeex gaaw leen ngeen def seen commande ci site internet bi yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk Europe pour ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal nag numéro téléphone baa ngi jàll. tey dañuy defar poulet au fromage tey mooy ñëw au menu waaw ndax ku ne recette de fête xam ni fromage bi dafay ñëw tarkalla ma defar nag ay potatoes ay pomme de terre yoo xamante ni mooy dagg bu dijj bi waaw dafay xaw a saf frite mais ba léegi dunduroo ak frite ñu dugg léegi ci waañ bi sama gars yi ma wan leen nan nag naka la ziar naa nag gars yi fu ngeen mënti nekk ci Sénégal maa ngi leen di jox seen wàccuwaay Alphie Cuisine lay doon bu leen fàtte abonné wu liké waaw bësal ma ci bouton bu bleu bi ba pare abonné wu dama bëgg le maximum de abonnement maximum de partage ci Alphie Cuisine ci plateforme yëpp nag Alphie Cuisine mi ngi ci Snap mi ngi ci Instagram mi ngi ci Facebook bi surtout di nuyu ñi ci Facebook bi parce que tout le temps damay fàtte ñi nekk ci Facebook bi di nuyu waa TikTok Alphie Cuisine ci TikTok kenn du yéen sama gars yi ñu jàll ci présentation bi ingrédients yi ak recette bi poulet au fromage lay doon ak ay potatoes. waa ay ca mi ngoog ku ne poulet au fromage nag ni fromage Masdaimer la fromage bi tudd boo amee gruyère dina baax boo amee mozzarella dina baax donc épice lakk ginaar bi moom dafa buux ñeneen ñi ñëw ci kanam ndax xam na ni mooy star bi tey dinaa ci sànni tuuti épice nokkos ndax duma ci def nokkos damay def épice kase parce que pour wan leen ni des fois temps du am nga war a mën a defar nokkos les nokkos de pain nag bu leen ko fàtte waaw nokkos de pain yi ci feet yi damay def épice nokkos spécial nokkos def épice lakk ginaar waaw dinaa def laaj def benn genre marinade bu saf boo xamante ni moom laay mariner poulet ndax blanc de poulet dafa lewet voilà épice sauce bi tamit comme dama ciy def tuuti soble ci fond bi sauce bi dina ñëw tuuti donc blanc de poulet laa fi am waaw ñett ña nga rangaloo tomate yaa ngi nii damay def tomate def fromage voilà am naa fi sama tuuti persil ak tuuti coriandre donc nii du pour conserver nag dama ko def nii rek pour recette bi mais su fekkee da nga bëgg a conserver famille verte yi persil bi mën na toog nii ci ndox bi du def dara mais persil chinois bi dañ koy génnee ci pot bi ci papier ci mouchoir voilà raxas ko ci mouchoir dugal ko ci frigo bi parce que moom dafa gaaw a yàqu mais persil bi soo ko bàyyee nii ci ndox bi du def dara maa joxe boobu astuce donc am naa fii quelques tomates cerises pour décoration bi soble bi ak laaj bi dama koy fejet def ko ci plat bi dem ci four bi waaw moom mu ñëw ci def naa loo rek la de waa ak pomme de terre yi fàtte woon naa li la yaa gën a bëgg moom dafa xam ni Pérou la jógee moo tax mu bëgg pomme de terre donc ay potatoes moom tamit même épices yi ma utiliser laa ciy def surtout épices légumes bi daal di koy enfourner donc lépp ci four bi lay demee sama gars yi aywa ñu dem waa ay ca bu xew mi neex nag ba ngeen fàtte mburu mi séeréer yi waaw tegal naa leen kilo mburu mee neex ci benn boulangerie artisanale laa ko jëndee donc lii première étape bi mooy def ay dog-dog waaw koñ ma chérie Léa mi ngi waxaale ci suuf nii ay entaille fii la kii bi di dugg nu mu tudd fromage bi ak tomate bi voilà du ma def 1 2 3 4 voilà 4 entaille après ñu daggat tomate bi ngoog léegi dagg tomate yi nga xam ne damay génnee planche bi fii nii def yépp ci plat bi nga xamante ni mooy dem ci four bi voilà plat bi ñuy gratiner man ma teg ko ci bii sax dafa mel ni bi moo gën a rafet de bàyyi ma teg ko ci bii ci comme ça ñu gën a gis yëf yi ok waa léegi nag ñu defar li ma waxoon léegi marinade bi râpé laaj dagg tuuti persil def ci waa mi ngoog def nañu laaj léegi persil ak persil chinois mais moment bi mën nga defar sa nokkos dëbbal sa nokkos bu saf-sap wala nga woo penda waaw les nokkos de pain bu ko defee mu voilà léegi tuuti huile d'olive parce que bu ñu fàttee ni ginaar la dafay wow ba pare ginaar dafa lewet voilà xorom
bala may ñëw ci Reen Herbes Épices nga xam ne yëngal na réew mi ak bitim réew sax waaw ndax gars yi ngi koy xëccoo fu ne yow téye mbuus mi yow boos. léegi lan laa waxoon léegi lakk tuuti fumée parce que fumée bi dafa neex ci ginaar en plus fumée bi soo ko jaxasee ak fruit de mer bi moom moo lay jox épice su payla guubu payla bi gars yi di wër waaw léegi nokkos man maa préféré bañ a defar nokkos mais booy reprendre recette bi mën nga dëbb sa nokkos ba mu saf jël épice su nokkos bi dolli ko ci lakk ginaar voilà lakk ginaar baa ngoog ak parfum am bu neex ak couleur am bu baax ok sunu poulet rôti yeeg coquelé mi ngi ci yoon bi ay coquelé farci ci laa jëm ngoog léegi moment bi tamit bu la neexee soo amul huile d'olive mën nga jël huile bi nga am bàyyi ma sànni ci tuuti moutarde ndax ginaar la gis nga sama marinade couleur bi mu andi waaw dama ciy def tuuti moutarde ñu commencé nag mariner ginaar gi le temps que ñu ciy def tomate bi ak fromage bi waaw ayca léegi def naa tuuti moutarde dagg tuuti soble def ko ci fond wu plate bi pour ginaar gi bañ a wéet ngoog léegi nag toujours avant ñuy assaisonner dañuy xorom parce que ku ne xam na ne ndawal dafa lewet nokkos bi dina saf mais defuñu xorom bu bëri donc base bi toujours dañuy xorom comme ça mu bañ a lewet daal sama gars yéen a ma gën a xam léegi marinade bu saf moom waaw kenn du ko jàngal kenn tombé na ñuy noddu timis ok voilà léegi li ciy des fekk yéen a ngi gis bu baax xaar ma jege sil caméra bi jël tomate yi def ko ci entaille yi tomate def fromage loxoy taq yi moom amul problème toggoo mel noonu voilà dañ koy fromage tomate ko ba dagg-dagg yépp am voilà mu saf sàpp may nuyuwaale waa team fromage voilà ko fromage ba mu saf def ci devant def ci derrière dugal ko bu baax léegi mi ngoog def naa ci fromage bi def benn dagg fromage benn dagg tomate ci biir ak ci biti ça dépend ci quantité fromage bi nga bëgg ak ni nga bëgg mu mel l'essentiel mooy li ñu war a retenir que ginaar dafa wow dañuy dolliwaat tuuti huile d'olive ci kaw bàyyi ko mu compoté def naa gis nga soble yi ma sànni ci biir nga xamante ne daf ñuy may benn sauce donc gis nga tomate yi des tamit ñu dugal ko ci biir sànni ci wis ci tuuti épice sauce et puis enfourner ko pendant 30 jàpp 45 minutes parce que ginaar blanc de poulet yi soxlawul temps bu bëri pour mu ñor. ayo mi nga tuuti épice sauce rek ma sànni ko ci kaw ni mu andi benn coloration bu doore waaw ndax 30 jàpp 45 minutes laa wax aywa ñu enfourner sama gars yi dellu si waat ci potatoes yi léegi pomme de terre yaa ngoog moom it damay bàyyi xolit bi donc dagg ko grossièrement genre yu calibre yu mel ni lay nekk voilà potatoes moom yomb na dafay dijj dafay neex donc raxas pomme de terre bi ba mu set bàyyi ci xolit bi c'est optionnel su fekkee supporté woo xolit bi mën nga ko dindi mais man potatoes damay bëgg di ko lekk ak xolit bi voilà xolitu pomme de terre moom boo ko raxasee ba mu set moom amul dara lu voilà léegi dama koy baxal tuuti nañu baxal potatoes yi pendant 10 minutes mu xaw a pré-cuire tuuti parce que ci lay gën a mën a jël épices yi ci lay gën a am goût suñ ko toggee ci four bi waa léegi nag bala ñuy dem sangu ji ak déranger ñu defar potatoes bi tuuti épice fumé waaw dafa neex ci pomme de terre moom laa waxoon ak épice légume bi nga xamante ni moom lépp luy sunu légumes sautés yi moo ko tax a jóg ay pomme de terre sauté voilà légumes sautés légumes vapeur waaw wala ñànkatang dina dem ci vermicelle tamit ak couscous waaw parce que daf ci neex ba pare couleur bu rafet lay jox genre légumes yi comme pomme de terre potatoes yi voilà léegi persil moo nekk fii laaj épice fumé bi ak épice légume bi tuuti xorom ak tuuti dëwlin waaw tuuti huile d'olive wala huile de tournesol wala huile boo am voilà wala beurre tamit neex na ci genre potatoes yi léegi moom dañuy xaar récupérer pomme de terre yi ñuy baxal def ci mélange bi mu dem ca four ba aywa waa ayca pomme de terre yi comme ñaari cuisson lay am soxlawul muy yàgg ci taal bi benn pré-cuisson rek laa ci bëggoon voilà
parce que bu ñoree xomm tamit boo koy mariner ak yooyu day tas ba pare effet croustillant bi li four bee koy joxe. profité waale nuyu waa team croustillant nuyu waa team fromage waaw fan yi moom seen yëf la moom fête bi moom fromage moom xaw ma lu dul ñëw mais dina ñëw moog jambon ak ñamatoos yooyu di croustiller waa léegi marinade baa ngi noonu daf ciy dem voilà waa lii rafet na waaye sama gars yi doon leen ma ko ci commentaire yi waaw man nag bëgg naa ay commentaire yu jax waaw waxtaan yooyu ñuy def ci commentaire yi waaw toos yaa nga noonu am na ñoo xam ne dañ ciy def farine pour mu gën a croustillant waaye bii beneen version la bii moom day saf-sàpp ok léegi nag four baay eggali li ci des mu dem fekki poulet au fromage bi ak waañ bi raxas ndab yi yooyu yëpp dafay am di du ma ko filmer rek waaye raxas ndab ma ni la ranger fomp dangay fomp raxas waa pe bii pareegul bi ñoragul may ma yeggaleeg sa tataay ak sa tonton yi di seetaan waaw kay yow lii yëpp ci yow lay mujje sa tonton yi dañuy seetaan ak sa tataay waaye yow yaay dégusté voilà duñu day tegloo te bu tegloowee du ma am effet croustillant bi donc ci plat bi di dem ci four bi laa ko lal waaw mu ngi saf-saf ak laaj lii nii mu mel nii rek dafa neex te pareegul waa ay mi ngoog sama gars yi dugal nañu bagage yi ci four bi xam nga léeg-léeg da ngay togg gi doo mën a ñam parce que dañ koy enfourner donc da ngay xaar mu pare waaye dagg ci mburu yeeg yooyu lekk ci tomate cerise yooyu yëpp dafay am ci waañ bi ñii dañ koy yóbbu best of xam nga xamp tuuti tomate cerise xamp tuuti mburu le temps que may raxas nag nettoyer waañ bi ñu dellu si waat sama gars yi kenn du yéen seetal ma boppu xeetu potatoes yow ëpp na ok wér poulet bi waaw yéen doore leen ba ci kanam ok fromage ba seey na ma ngay compoter ak tomate bi soble baa ngi may jox tuuti sauce ok des na tuuti ñu daal di yàq nag waaw sama gars yi dafa mel ni yëf yi pare na de waaw yëf yi pare na waaye la mu xelli ci jus rek tey laa lay soos recette de fête la ñu wax ci Alphie Cuisine potatoes yaa nga croustillant lii est-ce que naa mën a xaar ba côté dégustation bi sax doog a see ñam potatoes yi kat dañ lay xool naan la lekk ma ñam ma c'est chaud épice légume bi lu ne la sama gars yi sunu poulet au fromage bi pare na de waa mi ngoog poulet au fromage bi pare na ma koy yàkkal team Alphie Cuisine di ko yàkkal team fromage di ko yàkkal team croustillant nga koy sama gars yi comme ni ma ko waxee rek du ñu wàccee niveau bi benn yoon waaw dañ koy yéegal ci mois de décembre bi yëpp ñu andi leen ay recettes de fête yoo xamante ne fête de décembre yi dem na ba nekk lu commercial loo xamante ne dañ ciy gis suñu bopp waaw surtout ñun ñi nga xamante ne waaw ñoo yor chaîne cuisine yi potatoes yi moom la mu saf ëpp na guubu pomme de terre bi ak guubu épice légume bi lii boo ko booleeg poulet bi am lu neex aywa jaajëfal naa leen sama gars yi on se donne rendez-vous très bientôt je vous souhaite une très bonne dégustation bu leen fàtte jël numéro yu baax yi def seen ay commande ci ren Herbe Épices Alphie Cuisine kenn du yéen sama gars yi ay ca sama gars yi recette de fête la ñu wax décembre bi yegsi na ci biir Alphie Cuisine ñu ànd ceeg ren Herbe Épices andi leen ay recettes yu amul fenn les mardis et les vendredis ay ca ñu jàll ci recette du jour bi